benn waxtu ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru benn waxtu yi wala digg njoloor gi dina bokk ci li ñuy waxtaane tey lu waaju ci néewu Pape Bouba Diop gannaaw lance ba nga xamante ne rek foofee delloo nañ ko njukkal ay dëkkandoom ñoo fa nekk ci diaspora bi ak ñi nga xam ne jot na liggéey ak ñoom fas nañ ko yéene indi fii ci Sénégal nag ñu ne rek avion bi war na yegg si ñetti waxtu foofee ci aéroport ay BD bu ñu ca noppee nag fas nañ ko yéene jébbal boromam foofee ca fa mu fekk baax di Tëngéej du ñàkk fi ak njeexitalu xibaar yi ñu dem fekk fa Abdourahmane ngir xam nan la ñu taxawee ngir waajal bés bi nga xamante ne rek dañ ci fas yéene sukkandiku ngir delloo njukkal kookee di Pape Bouba Diop. dinañ wax tamit ci tolluwaayu mbas mi fii ci réew mi ñu ne nag bés bu nekk moom jamono ji mbir mi di xaw a yokku rek ndax bésu tey bi am na juróom-ñett fukki cas yu bees yoo xam ne dolleeku nañ ca liñ ci nemeeku woon démb dinañ ci ñëwaat rek ci li nga xamante ne mooy Covid bi ci jamono jooje nag ñu ne mbas mi am na ñu mu lor foofee nga xamante ne rek mooy Parc Lawbe ba Mbour ndaxte ay boutique yu bëri moom daanaka ñi nga xam ne ñooy artisan yi tëj nañu rek fas yéene rek xuuti leneen ndax li ko waral nag mbas mi moo leen ko jural ba tax amaloon nañu ab toogaanu ñaxtu tey ngir sàkku ci kilifa yi ñu gestu leen. dinañ dem tamit ci diwaanu Mbirkilaan foofee ca Ndukumaan li ñu gis nag mooy am na ñaar fukki nag yoo xam ne daanaka rek dañ leen faat ñeneen ñi nag ñu ne ab camion moo dal seen kaw ba def njombe boobu nag seeni borom mer lool la ñu def ba tax na rek jamono ji ñoom ñu ngi sàkku ci tabax fa ay passerelle ci doodaan bu ko defee dawalkat yi xool li ñuy defaree. dinañ dem tamit ca diwaanu Saloum foofee ca Kaolack ñu bëri ñoo fa ñàkk seen kër fi nga xamante ne mooy aérodrome ba fa nekk ca kawoon loolu nekk di lu metti lool ndaxte ñi ko moom ñoom dañu taxaw rek gis li nga xamante ne mooy bulldozer yi di daane seen kër yi ci jamono jooje nag ki nga xamante ne mooy Alioune Badara Mbengue mooy ki nga xamante ne rek mooy gouverneur région ba nee na loolee dafa laaj rek ñu yaatal gox ba ndax Kaolack saa ñu yeewoo muy gën di mag ba tax na rek aéroport bi tamit sàkku woon nañ ngir mu gën a am kaaraange ñu yokk li ni mel ba loolu tax ñu amal bi le taxawaay mbokk yi li mooy ponk yi gën a fës boo leen taaxeerloo tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu doore ko mbas meeg tolluwaayam fii ci réew mi ñu ne rek bésum tey bi ci junne yi test yi ñu def ak juróom-ñeent fukk ak ñeent am nañ juróom ci seetlu rek lu daanaka juróom-ñetti fukki cas maanaam ñoo xam ne amoon nañ doomu jàngoro ji lu tolli ci fanweer ak ñetti nag cas suivi la maanaam ñoo xam ne rek seen jegeñaale ñoo leen ko wal waaye lu tudd ci ñeer fukki cas ak juróom-ñaar tamit ci transmission communautaire maanaam ñoo xam ne amee nañu doomu jàngoro ji te xamuñu fuñ ko jëlee ci loole nag nemeeku nañ gox yoo xam ne bésum tey bii daal daanaka ñoo ci ëppale di diwaanu Mbour juróom-ñeenti cas Saint-Louis juróom-benni cas ñu ne nag fukki doomu aadama yu amee woon doomu jàngoro ji ñoom wër nañu rek ba dellu seen kër ci jamono jooje nag am na juróom-ñaari cas grave yu ñu nemeeku ci bërëbu fajukaay yi nga xamante ne rek jamono ji moom askan waa ngi leen di topp ngir xool nit ñi fexe ñu dellu seen kër ci ni mu gën a gaawee. dañu desandeek mbiru mbas moomee ak tolluwaayam dem ba ca diwaanu Mbour foofe nag parc bi ñuy duppee Parc Lawbe foofe ca Mbour nag tey artisan doon fa faral di liggéey daanaka cantine yu bëri tëj nañu ñu ne nag artisan yi moom mbas mi laal na leen ba tax amaloon nañu ab toogaanu ñaxtu tey ngir sàkku ci kilifa yi ñu taxawu leen fexe ba tamit li nga xamante ne ci lañ doon suturlu ñu sàmmal leen ko bu baax a baax Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñoo ñu toogal ci diwaan. cantine la ñu tëj ci Parc Lawbe bu Mbour mbas mee fa jaar. fii nag ci village artisanal bu Parc Lawbe boo ko xoolee yaa 160 boutiques 160 familles yooyu nërmelu nañ dee nañu wet ñi ngi ñaan nag état bi ñëw gëstuñu dimbali nu ñun mën naa ni 10 mois ngi nii liggéeyuñu 10 mois yoo xam ni gisuñu benn autorité bu ñëw taxaw fii massañu coono. ñi liggéey ci parc Lambaye ñuy xamle ni joxe nañu seeni dossier ngir ñu mën a jot ci xaalis yi nga xam ne dafa jëmoon ci dimbale nit ñi ci wàllum coronavirus bi waaye ba léegi téeméer ak juróom-benn fukk doomu aadama yi kenn jotu ci dërëm. gisuñu dara Abdou boo gisee mbooloo mi tey jii décidé lii loolu moo ko waral ndax ñu gis ni ñi nga xam ne ñun produit bi nga xam ne ñun ñoo koy defar di début à la fin muy instrument ak objet d'art fii lay jógee léegi
ñun ñi nga xam ne tey jii nii dimbali woo ñi koy bay di dimbali ñi koy mboolu. toogaanu ñaxtu bi nag dafa bokk ci benn ci seeni plan artisan yooyu di xamle ni bu ci nguur gi yeewlu yàbbi dinañu labali waat. Abdourahmane Diallo ñu wax ci li nga xamante ne rek mbas moomee jural na ko yenn këru liggéeykaay yi ay jafe-jafe bokk na ci activités yi nga xamante ne dañ ko ñemeeku ci wàllu tourisme bi ba tax na rek ci hôtel teeru bi moo am na ay liggéeykat yuñ fa jotoon licencié seen collège yu délégué yi nag sàkk woon nañ ci kilifa yi taxaw leen loolee nag amal nañ ci ab waxtaan li ñu fas yéene rek fay leen ñetti weer yi nga xamante ne jamono ji fekk na rek daanaka ñoom liggéeyatuñu dañuy teewlu Adama Sada Si mooy porte-parole du collège délégué yooyu mu ñëwaat ci boobu la dogal. Parce que tout simplement au Sénégal quand on parle de l'hôtellerie on parle de l'étranger et malheureusement l'étranger ne vient plus. Les hôtels aujourd'hui n'arrivent même pas à avoir 15% de taux de remplissage ou bien 20% de taux de remplissage. Il n'y en a pas. Depuis 8 mois, ça tourne autour de 5-10% de taux de remplissage. Si l'État renonce à certains taxes, l'autre partenaire pourra jouer sur le prix pour que les nationaux que nous sommes, les Sénégalais que nous sommes, qu'on puisse fréquenter les hôtels, qu'on puisse fréquenter les restaurants. Et ça va nous permettre, parce que la Covid nous a enseigné une chose, qu'il faut compter sur soi-même maintenant, avant de compter sur l'étranger. Donc il va falloir qu'on puisse se redéfinir pour qu'on puisse au moins booster le tourisme local pour que l'hôtellerie se maintienne. Donc pour ça il va falloir qu'on puisse réorienter. ñooy jéggalu ci élément boobu du ñàkk ñu ñëwaat ci version wolof bi ci suñu xibaar yi di ñëw ñu desandek mbiru lu aju ci rek sëriñ bi di sëriñ Modou Kara Mbacké ak li nga xamante ne moo aju woon ci coow lu jóg jamono ji ñu ne nag information yi Libération Online fësal ñu ne nag parquet bi rek mu ngi sàkku ñu bi ab information judiciaire bu ko defee rek ñi nga xamante ne ñoom la ñu teg mandat de dépôt ñu toll ci ñeent fukki nit ak ñett ñu jot nañ leen defeere ci mbiru boobu nga xamante ne rek waa section de recherche ñoo ko doon topp du ñàkk rek ñu gën a ñëwaat ci suñu xibaar yi di ñëw ci ni mu gën a yaatu. niñ ko waxee woon ci xibaar yi wax ci la xew ca diwaanu Mbirkilaan muy lu metti rawatina dal ci ñi nga xamante ne ñooy sàmmkat yi ndax lu toll ci ñaar fukki nag ci ñoo xamante ne rek ab camion moo dal seen kaw ba faat leen loolu nag tax na ñi nga xamante ne ñoo moom jur yooyee meroon lool sàkku tamit ci kilifa yi ñu tabaxal leen foofu ay passerelle ak i doodaan bu ko defee ñi nga xam ne ay dawalkat lañ ñu xool ni ñuy rombe ci ak su boobu Omar Ndiaye ak Boubacar Fall bopp ñoo ñu toogal ca diwaan bu téeméeri nag bi ñuy jéggi route nationale numéro 1 bi doon naan li ca mbalkam yi den ak daral bu mag bi nekk ci Mbirkilaan ci la nag benn camion bu yeboon suuf ñëw reñaan leen rey ci lu tolloog ñaar fukki nag ci ñaar fukki nag yooyu sax jotoon na am juróom-ñeent yoo xam ne jotoon nañoo ëmb ba 10. benn wolof sax bu yore sareet moo ma wax ne ba mu séenee camion bi mu ngi ñëw nee na camion bi il faut dina laal na yi mënu ñàkk a laal na yi noonu la duggee ci biir na yi ñaari téeméeri nag la ak juróom-ñett fukk ak gétt bi yëpp noonu toll mu ngi am ñetti sàmm yi seen bopp dañuy doo bay na yi oto bi dafa dugg ci biir na yi ba génni na yi oto camion yi tëbba suuf benn tëbba suuf yi oto bu dugg ci gétt rëy ci ñaar fukki nag ak nangam loolu ñun xamuñu ko ak dëgg yàlla kii moom mënoon a rey ay nit. yéen nag yi nga xam ne dañoo jot a damm dañ leen a mujj jébbal boucher yi ñu jekkali leen éleveurs yi nag maire bu Fouta jamono ji ak mu ne mu dal leen te du mujj fenn. chaque jour bu am fi li ki wax chaque jour bu am fi rey nañ fi daaw juróom-ñeenti nag daaw jég rey nañ fi fukki nag ak ñeent tey ñaar fukki nag ak quelque est-ce que borom jur yooyu moom fu ñuy dundet ci àdduna tali bi la ñu war a def duudaan wala fu kam ne fu def toll na fooraay jéye dina fi am man de wax naa ko si yàlla su fekkoon borom oto bi li may wax bu dee président bi am na fi ministère élevage bu mu teg fi ministère élevage na mu def jéegam bu dee defu si jéegam mu dindi ko mu def keneen kuy def jéeg ñun ministère élevage mosuñu jëriñ nag yi dara mel na ne éleveurs yi moom amuñu ku leen jàppale ci àddina bi ci bëgg daal nañu jël motokaay bu ñu jëlul motokaay bàkkan dina mos a rot fii dinaa mos a fi feer nag nit kooku reyante bo mbir mi nag bi mu amee la gendarmerie ñëw ci boobule barab daal di def constat jël chauffeuru camion bi yóbbu ko brigade ngir wéyal ab enquête am. Omar Ndiaye bu ñu jógee diwaanu Kaffrine dañuy doxantu ba ca Kaolack rawatina ca kawoon ci foofe nag aérodrome ba dañu daaneel kër yi nga xamante ne rek ca wet wala ñu nekkoon muy lu metti nag ci kaw lu dal ci kaw ñi nga xamante ni ñoom moom kër yooyu ndax fekk nañ bi nga xamante ne rek bulldozer yi ñu ngi doon raase yooyu la kër ñu ne nag lu metti la ba tax rek ñuy sàkku ci kilifa yi
ñu gaaw a xool nu ñuy def fas yéene amal jox leen ab ndàmpaay Ibrahima Jàmme àndoon ceeg Fally Gueye. ay caterpillar di rajaxe kër yi féetoo ci penku aérodrome bu Kahone mu mel ni kon waa Descos kafuñ ci woon réewuñ ci woon daal dinañ exécuter sans délai seeni menaces. jamono jooju nag borom kër yi nga xamante ni seen yaakaar tas na tàmbali kon di dajaloo ci benn coin ci quartier bi ngir yuuxu. donc ñu lance appel nag monsieur le président de la république maître Macky Sall donc li xew fii nii lu fi am rek xamal ni préfet ak gouverneur ñoom la parce que am nañ yaakaar kenn li yow yëgoo ko parce que mënoo xanaa ay xarit boo leen génnee sax dañu wutal fu ñu dem. ñu incité nag ne seen terrain yi la ci yoon bu leer lañ ko amee. mooy mënuñoo am acte administratif bu ñu mairie jox nga dem cadastre ñu defal la plan de délimitation numéro te kër gi mu am numéro nga fay frais de bornage nga fay enregistrement dëkk fi pendant 20 ans. loolu wax bu yàqu la rek. démolition kër yi nag mu ngi am ci teewaayu kii di gouverneur bu Kaolack ànd ak préfet moom gouverneur di Alioune Badara Mbengue di xamle ne nag joxoon nañ leen sommation bu yàgg te bërëb yi état moo ko moom. depuis mois de juin bi ma ñëwee def visite bi ñu lancé travaux yi laa waxoon préfet na ko na créer commission bu nga xam ne dafay recenser ñi taq ci aéroport bi te bu ñu fi jógul duñ mën a yokk aéroport bi loolu def na ko waxtaan na ak ñoom ñëw na fi plusieurs fois ànd ak commission bi. nag ba léegi nag ba travaux yu toll fii ngeen gis nii mënatuñ toog di xaar moo tax barki dem ma ñëw fi nag ne leen li jot na. ndax nag daañu leen jox ndàmpaay lii la ci gouverneur tontu. ku nekk xam na yërmande bu président de la république am boo nga xam ne nii ñëpp ngay dimbale ñu mel nii aussi du leen bàyyi loolu na ci xel yi dal mais nag aussi nañ nangu rek ñu jógee fii. dispositif bu am solo nag ci wàllu kaaraange ay gendarme yore seen gànnaay la ñu daal di samp ci bërëb yi. Ibrahima Jàmme dañuy desandek préfet Alioune Badara Mbengue mooy gouverneur bu Kaolack moom tamit yëkkati na ci ay kàddu mu ne boo gisee ñu doxale ni mel rek réew mi wala sax diwaanu Kaolack moo màgg lool ba tax na rek faw ñu def kem kattan ngir lu aju ci aérodrome bi mu yokk ko bu ko defee tamit liggéey bi ñu fa sumb ñu gaaw ko matal dañuy teewlay kàddum ci micro Ibrahima Jàmme. war a am la ndax lu war a am la ndax Kaolack dafa nekk dëkk bu nga xam ne nii dafay màgg aéroport bi biñ ko fi njëkkee samp Kaolack yemuloon nii Kaolack dem na màgg ba nga xam ne nii aéroport bi nii mu mel nii suñ ko yokkul presque du leen amal njariñ te ku nekk xam ne ni Kaolack dëkk la bu nga xam ne nii ci wàllu koom-koom dafa am solo ci wàllu culture dafa am solo surtout ci wàllu diine dafa am solo donc de telle sorte que aéroport bi dañ koy soxla wax naa fi léegi ne mel ni Medina Baye at mu jot day def gàmmuwaat def ziaram ziara Taïba Niassène Léona Niassène day def ziaram Porokhane day def gàmmom ak yeneen donc de telle sorte que parfois même yooyu bu amee dañuy sonn pour dem jëli ay gan ay Dakar wala hélicoptère duñ xam fu ñuy dal donc dafay nekk coono bu nga xam ne nii lii bu ñu ko defee moo tax président de la République comprendre ko ne léegi dafa bëgg ñu yaatal aéroport bi tabax ko jëlee piste bi nag ci junney mètre ak juróom-benn téeméer yóbbu ko ci ñaari junney mètre maanaam ñaari kilomètre ak zone sécurité bi ciy bokk moo tax loolu liggéey bi am. ñu dem feneen waaye des di wax ci mbiru aéroport ak foofee ca diwaanu Ourossogui ñu ne nag jël nañ matuwaay yu war rek ngir wax ci li nga xamante ne mooy diggé bi njiitu réew mi Macky Sall defoon foofu nag ñu ne l'emploi de la main l'œuvre locale maanaam fexe bi ñi nga xamante ne ñoo fekk baax ca diwaan ba mën a dugal seen loxo ci li nga xamante ne mooy liggéey bu ñu sumb ci boobu la aéroport bu ko defee tamit gannaaw aéroport bi askan wa mën a gis seen bopp ci tabax bi Ali Bandel Niang moo ñu toogal ci diwaan. bokk na ci chantier yu gën a am dayo yi nga xamante ni njiitu réew mi biñ ko falee ci atub 2012 dige woon na ko waa Matam gannaaw yoon bi jóge Linguère wutali Matam bi noppi Macky Sall xamle woon na yéene bi mu am ngir tabax aéroport bu moderne te yanj ca Ourossogui ngir kon mu mun a mottali désenclavement zone bi waaye itam gën a facilité dem ak dikk émigré yi
cérémonie remise de site bi ñeel liggéey aéroport bi ñu dippee Ourossogui Matam amal nañ ko ci teewaayu Souleymane Ndiaye mi teewaloon ministre des transports aériens ci njiitalu préfet bu département bu Matam. den ñëw pour lancer tey def lancement wu travaux liggéeyu aéroport wu Ourossogui Matam. fànn bu njëkk bi dañ war a tabax juróomi aéroport muy Saint-Louis Ourossogui Matam Ziguinchor Tambacounda ak Kédougou moo tax tey loolu ñu indi fii pour que ñu def lancement bi nga xam ne dinañ jox ngay entreprise Transcon pour ñu mën a tàmbali liggéey bi loolu ñu fi indi tey donc tey la ñu comptabiliser ne liggéey bi day tàmbali maintenant war neen jox aéroport bi population Matam su yéesee war octobre 2021 travaux yi yëpp war neen fexe mu yemb ba nga xam ne population bi dinañ ko mën a jëriñu. président de la république su lancé projet bu toll nii jël 100 milliards pour première phase bi su ko defee c'est pour que entreprise bii di tabax forcément mi ngi ci contrat bi maanaam ñoom dañu liggéey ak ay entreprises locales yooyu dañ leen di obligé ñu jël ndaw ñu nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi. gannaaw aéroport Saint-Louis bi nga xamante ni liggéey ya door na juillet bi ñu génn entreprise tchèque bi yore liggéey bi am na àpp fii ak octobre 2021 ngir mu joxe caabi yi mu mel ni rek fii ci diwaanu Matam ci diggé yu gën a rëy yi nga xam ni njiitu réew mi digg woon na ko askan wi tey jii ci biir Parapheur bi benn chantier bu rëy doo nga ci des mooy yoonu Dande Mayo bi. Aliou Bandel Niang bu ñuy bàyyi ko Ourossogui dañuy wutali beneen aéroport di AIBD foofee nag niñ ko waxe woon ci ponk yi ki nga xamante ne rek mooy doomu Sénégal boobu di international Pape Bouba Diop dafa wuy ji boroom ba tax ñu fas yéene indi ko fii ci réew mi delloo ko njukkal laata rek ñu koy rob suba foofee ca diwaanu Tëngéej ca jamono ji nag ñuy wax ak yéen dañu dem ba ca AIBD fekki suñu naataango Abdourahmane Diallo bu ñu fa toogal. Abdourahmane gannaaw ba ma la nuyoo ba noppi ana lan la ñu mën a jàpp ci li nga xamante ne mooy ambiance bi am jamono ji foofee ca AIBD. waaw Ibou jamono ji ñu nekk ni fi mu ne ni nit ñi commencé gu ñu ñëw ñi nga. waaw mu mel ni waaw mu mel ni liaison bi moo xaw a naqari lool. waaw du ñàkk rek ñu ñëwaat ak Abdourahmane laata boobu nag dañuy dem ba ca diwaanu Tëngéej foofe nag ñi nga xamante ne rek ñoom ay jegeñaaleem ñu ngi waajal bu baax a baax bés bi nga xamante ne rek fas nañ ko yéene amal suba foofe gannaaw buñ ko dencee ba noppi tamit fas nañ yéene delloo ko njukkal bu baax a baax ci loole sax ñuy fay xaarandi ay kilifa yu mag ci loolu nag dañuy jox kàddu gi ñenn ci ñoom rek ñu ñëwaat ci waajtaay. kaw gi xale yu jigéen yu bari dañuy bàyyi école ginnaaw ay at képp ñeneen ñi duñ ca sax dem li ko waral ñëpp xam nañ ko moo ne jafe-jafe la ngir ñu dindi ko fi association femmes enfants environnement tànn région bu Fatick ngir sensibiliser xale yu jigéen yi moom moo jiite association fee lu ñu am ci wàllu xayma ci chiffre peut-être bu ñu ko waxee dañuy juum fii mais xam nañ ne tey éducation des filles ci niveau régional bii au niveau de la région de Fatick loolu mooy frein wam ñëpp xam nañ loolu mbindaanu bu teel bi grossesse yu teel yi ak ñenn ñi di teel a mayee seeni doom surtout dans le Sokone Passy loolu aussi daf fay am gis nañ ne mbindaanu gi boo koy xool zone yi nga xam ne fa la gën a bëree c'est la zone de Niakhar. waaw ñu waxaat ci mbiru Pape Bouba Diop bi nga xamante ne international sénégalais la te wuy ju borom fan yee ñu génn rek ñu ne jamono ji ñu ngi waajal rob bi suba ak itam hommage bi nga xamante ne rek ay mbokkam ak xaritam ak askanu Sénégal yëpp fas nañ ko yéene delloo foofee ca Rufisque diwaanu Tëngéej ñu ñëwaat rek ci li nga xamante ne moo waajtaay yi ak ay mbokkam ak xaritam foofee ca Tëngéej ñu teewlu leen ci micro Bamba Sam. na mais nag ñu ngi koy waaj luñ ci mën daal incha allah rabbi dinañ ko def waaw et puis ki nga xam ne moo fi jógee ku baax la moom wax dëgg yàlla ñun ñoo dëkk ak moom mais xam nañ ko bu baax zéro faute waaw li ñuy ñaan yàlla daal yàlla na ko yàlla xaare àjjana daal. waaw nit ku nekk nag boo dëddoo àdduna moom lii rek nga lañ la mënal quoi say mbokk. lii mbooloo mi nga xamante ne moo ko taxawal Tëngéej gépp la waaye ki nga xamante ne kii moom la ñu fekk si muy l'ensemble des conseils de quartier ASC
imam délégué de quartier maanaam mbaa Tëngéej yëpp ñoo booloo pour vraiment jël initiative rendre un grand hommage à Pape Bouba Diop à travers dëjëm bi. kon loolu dañ ciy sant yàlla bu ñu demee ba am nit ku mel noonu ñu dem ba di ko tudd loolu yow sant suñu borom la rek waaw di ñaan yàlla daal lépp lu ñu mën daal dinañ ko def si bés bi di ñaan yàlla xaare ko àjjana. du ñàkk ñu fexe am Abdourahmane Diallo bi ñu toogal ca diwaanu aéroport AIBD ci jamono ji ñuy wax ak yéen dañuy wax ci njàng meek njàngale mi ak taxawaay bi nga xamante ne xale yu jigéen yi am nañ ko ci ñu bëri ci ñoom nag laata ñu am lijaasa rek dañuy bàyyi wala sax jóge ci l'école yi loole nag seetlu nañ ko bu baax a baax ci région yu bëri rawatina ca diwaanu Fatick li koy waral nag liggéey bu teel bi wala sax ñu teel leen maye sëy ak itam li nga xamante ne mooy liggéey bu ñu nemeeku ci salin yi ba tax na rek ñu nga xamante ne ñoom ñoo leen njiite ñu ngi def kem kattan jaarale ko ci ay yëngu-yëngu yu bëri ngir fexe ba loolee mën a dàkk dañu teewlu liggéey bi ci Aminata Goudia bi def moom ak ki nga xamante ne mooy Soxna Naata Mbay ci caméra ba nag ñu amoon ci Abdou Karim Bey. ci kaw gi xale yu jigéen yu bari dañuy bàyyi école ginnaaw ay at képp ñeneen ñi duñ ca sax dem li ko waral ñëpp xam nañ ko moo ne jafe-jafe la ngir ñu dindi ko fi association femmes enfants environnement tànn région bu Fatick ngir sensibiliser xale yu jigéen yi moom moo jiite association fee lu ñu am ci wàllu xayma ci chiffre peut-être bu ñu ko waxee dañuy juum fii mais xam nañ ne tey éducation des filles ci niveau régional bii au niveau de la région de Fatick loolu mooy frein wam ñëpp xam nañ loolu mbindaanu bu teel bi grossesse yu teel yi ak ñenn ñi di teel a mayee seeni doom surtout dans le Sokone Passy loolu aussi daf fay am gis nañ ne mbindaanu gi boo koy xool zone yi nga xam ne fa la gën a bëree c'est la zone de Niakhar donc bari na fa loolu bu dee xorom si nag Fatick la ak Mbellacadiao waaw bu dee mariage yi nag bon gis nañ ne Sokone la Passy Karang ñàkk moom mooy waral ba ay xale yu jigéen yu bari dem di liggéey ci xorom si bàyyi école looloo waral tànneef bi ci Fatick ci campagne de sensibilisation bi. loolu aussi dañuy gis ne xale yi bu ñu ci demee dañuy am par jour 1500 1000 francs 2000 donc loolu day dem ba décourager leen pour ñu dellu école parce que gain facile bi ñuy am nekk xale di am tuuti loo am dafa am lu mu leen di def te dañ koy xeex mais rawatina aussi poids yi nga xam ne dañ koy gàddu au niveau du sel loolu aussi doy na waar parce que nga nekk xale war a am croissance physiologique ngay yenn poids yoo xam ne dafay freiner sa croissance loolu yëpp vraiment bokkul ci protection de l'enfance. beneenub ONG Women's Global Education Project de WEGEP moom li ko gën a yitteel mooy tàggat xale yu jigéen yooyu ngir ñu xam ni ñu war a doxalee. ñun ñu ngi ciy def ay jéego ndax xale yi yëpp ñi nga xamante ñu ngi ci classe examen yi dañ leen di jox ay professeur ju leen di tàggat di leen lël ci seen i matières yi nga xamante ne moom mooy seen i dominante ndax ñu mun a am ay taux de réussite yoo xamante ne vraiment mun na augmenter seen niveau ndax bu ñu demee ci examen yi ñu mun a am ay notes yu baax tey rek ren sax Sokone jotoon nañu am ay résultats yu baax ci programme bi am nañ ci ay mentions grâce à ça. grâce à ces renforcements yi nga xamante ne ñu ngi koy renforcer xale yi ci seen matière dominante loolu day am ci classe CM2 ci classe troisième ak ci classe terminale. ñaari mbootaay dañuy liggéey ngir leadership jigéen ñi ak soxna yi ci diirub ñaari fan ca Fatick sensibiliser nañu njagamaar yu jigéen yi waaye tamit xale yu jigéen yi am doom ngir ñu gën a xam seen àq ak yelleef. Soxna Naata Mbay gërëm la wax ci bés bi ñu jagleel ñi nga xamante ne ñooy dund ak laago loole nag may na ñu dem ba ca diwaanu Thiès INEFJA di l'école boo xamante ne day dalal ñoo xam ne ay silmaxal lañ loolu nag njiitu réew mi yëkkati na ay kàddu ñu ne dinañ def kem kàttan ngir taaral béréb ba bu ko defee rek ni ñuy jànge gën a mucc ayib loole nag rafetlu nañ ko bu baax a baax te yàkkamti rek liggéey bi gaaw a yàmb Cheikh Anta Diop c'est la tir ñooñu toogal ci diwaan ba. tàggate silmaxa yi di INEFJA ginnaaw njiitu réew mi kàddu yi mu yëkkati ci conseil des ministres wax ne école bi de dinañ ko defaraat ba mu mucc ayib tey jii ñu dikk fii ci école bi daanaka jàngalekat yi ak way laago yi ñoom ñëpp ci am mbégte. loolu nag itam dafa ñuy wan ni président de la république déglu na acteurs yi yëngu ci mbir mi te ma ngi jëm a saafara itam seen ay jàngoro. waaye bi ñu gën a neexati encore moom mooy li mu wax ci conseil des ministres bi démb. wax jooju li tax suñu xel di ci dal itam mooy wax naka ku nga xamante ne que itam moom itam yàgg nañu déglu wax dëgg yàlla ku la jox ndekki bu la ne añ a ngi ñëw am nañu yaakaar ci ni mu ngi ñëw. kii di Matar Thiaw moom silmaxa la waaye day tàggat ay moroomu silmaxam nee na lii de bëgg na ci lool waaye njiitu réew mi it waru leen fàtte lu jëm ci wàlluy jumtukaay. mbégte bu rëy la ñu am ba ñu dégg ne démb ci conseil des ministres président de la République joxe na ndigal pour ñuy yaatal ak gën a taaral INEFJA at bu jot
ay xale duñ leen mën a jël ndegek place yi nu mu néewee fii luy firnde rek mooy ren ji rek fukki xale ak ñett rek lañ jël kon tey ji suñ ko yaatalee ba ñu mën a jël ay téeméeri xale yooyu yëpp daal ba ñu ngi ciy kontaan di ñaan aussi tamit mu amaale mesure d'accompagnement parce que suñu yaatalee docteur yaatal classe yi budget bi tamit dañ ko war a gën a yaatal matériel yi aussi tamit dañoo màgget comme soo ñëwee fii ci formation professionnelle machine yi ba école ubbee ba léegi ñoom ñoo fi nekk. salle de classe yi war nañ ko yokk tabaxaat ci war nañu itam yokkaat dortoir bu ñu mënee am itam ay bus ak véhicule de service itam pour institut bi. ñu fàttali nag jàngalekat yi ak élèves yi nekk fii ci INEFJA ay at a ngi nii ñi doon ñaxtu ngir ñu taxawu seen mbébét tey jii de mel na ni mbir mi antu na. Cheikh Anta Diop ñu wax ci mbiru Laurent Gbagbo bi nga xamoon na rek dañ ko téyewoon foofee ca cour de la Haye ñoom nag am na dogal bu yees bu ci bàyyi ko nee nañ jébal nañ ko diplôme li nga xamante ne mooy passeport am maanaam léegi dina mën a delluwaat ndànk fii nga xamante ne mooy Côte d'Ivoire ci fàttali rek ay at a ngi gannaaw bu muy sàkk lu ni mel te ñu bañaloon ko jamono ji nag bu ko neexee rek mën na dellu ca Côte d'Ivoire fekki ay mbokkam. ñu yegsi ci xët bi wala sax ponk bi mujj ci xibaar yi ak li ci yenn kaay ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf kàddu yi jéggalu yi Serigne Modou Kara yëkkati la yéenekaay yu bari ñu xëyandool xëy tëral ci seen xëtu njëkk ubbi l'Observateur ci message audio ci la Serigne bi àddoo ci coowal centre de redressement yi ñu jaaba jonge ci réew mi ba di ko ci tudd Serigne Modou Kara nee na mi ngi baalu àq ñëpp muy kilifa diine ba ci kilifa àdduna yi defal ci nag mention spéciale Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre porte-parole xalifa général des Mourides nee na moom Serigne Modou Kara luy naqari doomu aadama ba luy indi baj-baj ci réew mi du jóge ci moom nee na ñooñam it mu di waa Kara sécurité bëggatut a gis kenn ci ñoom muy sol tenue l'armée moom sax dafa soxlawul sécurité xamal na leen ne kuy taxawal ab service de sécurité na nga jaar fa nga war a jaar dem ci ministère de l'intérieur ba ñu jox la ci autorisation réew mi quotidien nañu Serigne Modou Kara jéggalu na ci li xew ci centre de redressement yi maa ngi jéggalu kàdduy Serigne Modou Kara yooyu la enquête dina kay xëy ci xëtamu njëkk ba dolli ñu ci ne Kara nee na du def mukk luy indi baj-baj ci réew mi baaluy mitti doomi aadama yi journalisé ko nañu yamu ca ne ginnaaw bi mu baaloo àq kilifa yi réew mi baaloo àq waa réew mi xam le ne li am fan yi ci centre de redressement yi moom kersa la ci amee ndax ci fan yi ci lay soog a xam li gone yi daan dund ci daara de redressement yi le témoigné nañu général Kara dellu na gannaaw baalu na àq ba nuppi désarmé na ay milisam source xëy ñu indil ay xibaar yu nit ñu umpale woon ci daara de redressement yu Serigne Modou Kara yi benn ca moo di ba ca Wakaam yàggu fa ba ñu ko fa sampee ak ba fa sandarma yi wàcce daanaka ci fukki fan ak juróom rekk ci lay toll benn waay bu ñu naan Antoine Mendy ñu gën koo xam ci Ndaama Mendy moo profitoo ci xame gu mu xame ak kenn ci doomi Baba Jaw yi ba jël këram ka ca Wakaam ubbi fa ab centre de redressement te ba mu koy def déggowu ci woon ak yeneen responsable yu diwaan yi jotoon naa jur sax ab jàppante ci seen biir ñoom élément yu Kara sécurité yi cim ndaje mu Serigne Modou Kara organisé woon ca kees ba Ndakaaru jàpp Bawal Siin ak Saalum Jolof ak Njàmbur ci gàttal ci réew mi yëpp woppi coronavirus gi tàmbali na fee am doole journalisé ko nañu moo taxit gaa ñi delloo nañu buum ca boy ba sàkku nañu ci alkaati yi ñu gën a taxaw ci contrôle bi dëkk ci opération bés bu yàlla sàkk ngir xam ndax nit ñi ñoo ngi respecté mesures barrières yi am déet lu ci mel ne takku masque gi lëkkute nañu matuwaay maximum da ci état bi di demee kadduy Abdoulaye Diouf Sarr yi ci xët mu njëkku la Sénégal mel ne lu koy dëggal moom ministre de la santé ak action sociale wax na ne cas coronavirus yi ñu gis bu dakkul ba deuxième vague am ci réew mi dàqu ñu tegaat fi couvre-feu mu di sàkkal nit ñi waxtu wi ñuy fatoog waxtu wi ñuy ubbi waaye yegg gu ñu foofee fi ñu toll jamono ji moo di yokk matuwaay dolli fagaru gi li am ci réew mi moo waral lii quotidien di laaj ndax awuñu yoonu dellu ca la woon ne ñoo ngi dégg waxi couvre-feu tàmbaliwaat nañu tere ndaje yi ak dajaloo yi ak di forcer nit ñi ngir ñuy maskaw journal Le Quotidien jëlaat kàddu gi dolli ñu ci net fas nañu yéene delluwaat ci contrôle gi ñu doon def ci watay transport en commun yi ak ci barab yi nit ñi di daje ñu daje yi ci xët mu njëkk L'Observateur fekkaat fa coowal coronavirus gi ñàkk gi ñu war a fàggandikoo ci mbas mi la ñu yéenekaay bi wax ne directrice de la santé di docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye wax na ne fii ak juróom-ñaari fan jàpp juróom-ñetti fan ci weeru décembre suñum réew di Sénégal dina soumissionné wu ngir mën a am ci vaccin yi L'Observateur nañu waaye loolee syndicat gi jaboti fajkat yi mu di syndicat des travailleurs de la santé déggee wuñu ko noone ak déggoo amatul ci diggante plateforme transfert d'argent bii di Wave ak ñi koy liggéeyal ci diwaanu Touba Mbacké journal Source A moo ko bind ubbil yéenekaay bi prestataire yu Touba Mbacké yi ñoo doon amal ab conférence de presse démb journal bi nañu fa la ñu jëlee dogalu boycotté maanaam geddi Wave li ko tàmbalee tey ji ci àjjuma ji ba ñu liggéeyati ak moom ba keroog li ñuy toppee Wave ak di ko ŋàññee ñu am ci saafara li leen metti ci Wave ba tax ñu jël dogalu boycotté ko nee nañu moo di ñaar fukki dërëm di 100 francs yi ñu doon am ni commission ci transfert bu nekk moom la Wave dindi Source A nañu ñoom prestataire yu Touba Mbacké dem nañu sax bay sàkku ci njiit réew mi Macky Sall mu wax ci bala yëf yi di ëppi loxo. Mamadou Mouhamed Ndiaye cant ak ngërëm ñenn la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safoo bi di leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.